jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax bu ngeen gisee ki ñu toogal nag nit la koo xamante ne nii mun nañu ko boole ci historiens yi nekk ci Sénégal parce que fekkee na lu bari ci réew mi ñu nekk ci weeru avril. bu ñu nekkee ci weeru avril dafa am bés boo xamante ne nii Sénégal daf koo tàmm depuis 1960 ba suñu jon yàlla tey muy le 4 avril. muy suñu fête d'indépendance. lan nga ñu mën a wax ci indépendance depuis 1960 ba léegi. indépendance bis bu rëy la mooy dafa mel ne léegi yaa ngi feet bis bi nga moomee sa bopp parce que xam nga réew mi tubaab yi nekkoon nañ fi lu yàgg tubaab yi def nañ fi plus de ñetti siècle ak genn wàll. fii ci Sénégal. waaw fooy gis tey jii drapeau Sénégal rek drapeau France fa nekkoon ñu dem ba moom suñu bopp au début des années 60 yàgg ma fàttali d'ailleurs benn entraîneur national football Sénégal France bi ñu jëkkee joué en 1963 non booba dem nañu indépendance ñetti at parce que ñu ngi am indépendance 60 le premier Sénégal France am fii ci stade Demba Diop booba temps mi ngi tudd stade de l'Amitié ñu gagné fi France 2-0 keroog entraîneur bi dafa ni joueurs yi am nañu indépendance depuis 3 ans mais bi ñuy dem indépendance tubaab yi dañ ñu ni ku mënul defar allumette ak puso tolloogul ci dem indépendance mën a koo yore sa bopp ku mënul defar allumette ak puso dañ la war di taawu ba léegi di la jàngal entraîneur bi ni joueur mi tubaab yi dañ nee nañu mënuñu defar allumette bu ñu defar puso tey ñoom la ñuy dajeel en demi-finale tey nag ngeen di war am indépendance tey su ngeen leen gañee di ngeen wane seen bopp ni soxlaatu leen parce que ki nga daan àndal mu lay wan ba léegi nga gañe ko soxlaatoo ko bis boobu le Sénégal dugal le but le plus rapide en équipe nationale 30 secondes Sénégal mène 1-0 Sénégal France boobu 30 secondes. en 1963. 63 Youssou Ndiaye mi fi nekkoon ministre ma dugal bii ba 30 secondes Sénégal mené 1-0 match ba jeexee 2-0 le premier Sénégal France en 1963 en demi-finale des Jeux de l'Amitié. kon bu ñu tollee fii mën di waxtaane lu bare surtout ci lu jëm ci wàllu sport parce que sport dafa baax képp kuy def sport rek ambassadeur nga sa réew nga. boo demee ba Màkka dañ lay laaj El Hadj Diouf boo demee ba Màkka dañ lay laaj Sadio Mané ay ambassadeur lañu léeg-léeg daa gis ku sopp réew ndax i doomu réew yi yëngu ci wàllu sport kon bu ñu tollee ci bisu indépendance dafay xaw mel na que ni ñuy baaloonte ak di saafonte dafay xaw mel na que bisu julli waaw parce que li ci rëy moo di bisu judduwaat la léegi nga moom sa bopp ñu naan léegi moom nga sa bopp tey jii am na lu tolloog juróom fukki at ak juróom-ñaar wala juróom-benn fukki at ak benn lu baax la nga seet fu réew mi toll te am na mag ñuy nelaw jóge fi bu yàgg tey bu ñu génnoon ci fi ñu tëdd di nelaw gis dëkk bi daal ñi dëkk baa ngi dox gis li fi am li fi nekk daal ñi dëkk baa ngi dox moo tax liggéey rek moo ñu war ci bisu feetu indépendance di waxtaan di saafonte di gën di liggéey parce que liggéey la bu dul jeex da ngay liggéey rek ba fi sa doole yam nga dem say doom jël ñooñu seeni doom daa ñu jël et cetera moom laa wax ni liggéeyu réew du jeex da ngay dem rek ba fi nga mën a yem fi sa doole jeexal waaw tey jii fii immeuble yi nekk mag ña fi defoon ay néegu ñax waaw ñii néegu ñax ñii baraak tey jii mu ngi mel ne que fanaal maa ngi fàttaliku bi Senghor di wax naan à l'an 2000 Sénégal dana mel ne que Paris booba temps loolu mu doon imaginer mi ngi ci yoon mi ngi ñëw dafa fekk ni dañ ji réew mu ndaw bu amul doole xam nañu fi ñu jëm ñi ngi daagu ndànk di ñëw parce que daagu bi mooy suñu doole fi la yem bu ñu mënoon xelu àgg fa mais ñu ngi ci yoon nañu muñalante rek continuer liggéey bi nga xam ne du jeex ba suñu ay sët suñu ay doom jël yóbbu Sénégal ci Sénégal bi ñu neex. am na solo yóbbu Sénégal ci Sénégal bu ñu neex Sénégal nekkoon dëkk boo xamante ne nii avant 1960 amul woon indépendance ñu am indépendance 1960 ba tey 2021 ñu ni ba tey France loxoom jugul ci réew mi
ñeneen ñi jàpp ne nekkinu France wala loxo France ci biir Sénégal daf ñuy delloo ginnaaw yow ban jàngat nga def ci loolu. soxla nañu ba tey grande puissance yi soxla nañ leen benn réew du développé seul mënul am. Je te donne un exemple ñaata étudiants sénégalais ñoo nekk France ñaata étudiants français ñoo nekk Sénégal amul ba léegi soxla nañ leen ba léegi grande puissance yi soxla nañ leen même ca jamono am na lu ñu fi doon def lu baaxoon ñun ci ñu France réalisé lañ bokk ñun ñi ngi fayal suñu doom scolarité dañuy fay suñu doom yi di jàngi ca dama ñoo tubaab yi daaw ñu fay tubaab yi ñooñu daan jox lépp ba ci livre ñooñu daan jox lépp ba pare jox ñu ay tubaab ñuy jàngal dès l'école primaire amoon nañu ay tubaab yu nga xam ni dès l'école primaire la ñu commencé di ànd ak ñun moom laa wax ni ba léegi soxla nañ leen parce que Afrique tolloogul fu nga xamee ni mën na jóg demal boppam nit ki bu la magee dana la ëpp sagar dana maîtriser ba tey loo xamee ni xëy na xamuloo ko certes ñu ngi avancé ci ñoom parce que am na dama lay jox exemple lu rajo Sénégal est-ce que xam nga rajo Sénégal dem na jamono journal yi tubaab bi ay tubaab ak daan def. ci rajo Sénégal waaw journal ay tubaab ñoo ko doon def tubaab yu weex tàll Paul Benoît Jacques Grandry Jacques Gerling et cetera ay tubaab ñoo nekkoon di def journal bi ñu dem ay doomu Sénégal jël ko ñoom Ibrahima Dem ñoom Djibril Ba ñoom Ngévan Niane ñoom Sidi El Arbi ñoom Ahmed Tidiane Diop Massamba Thiam ñu dem ba doomu Sénégal yooyu mel na ko tubaab doomu Sénégal yooyu mel na ko tubaab yi yëg nag ni léegi mën nañu dem gis nga ci domaine bi may yëngu reportage sportif stade yi tubaab bu ñuy wax Pierre Véran moo ko daan def reportage bi tubaab reportage moo daan def reportage suñu papa Alassane Ndiaye Alou mi ñuy tiitaroo mu nekk ci ñun modèle dafa daan toog ci wetu tubaab bi di liggéey ba bis tubaab bi bàyyi kaak micro am dem taxaw yi feneen Alou nee na bi ko tubaab bi bàyyee micro bi dafa doon niru ku ñu sànni ci ndox te mënul fay dafa doon niru ku ñu dugal ci ndox te mënul fay lu nekk dana ko def pour bañ a lab kooku moo mujj nekk suñu papa ji nga xamee ni reportage sportif waxuma ci biir Sénégal mais en Afrique occidentale française moo nekkoon royukaay loo gis rek dafa am yoonam moom laa wax ni Sénégal barkeel réew mu tuuti la mais dafa ay doomam ñoo barkeel loolu moo indi ñi ngi koy tudd ci dëkk yu mag yi ñu am ba léegi ñoo xamee ni ay ambassadeurs lañu à l'étranger ñu mel ne que ñoom Youssou Ndour suñu sportif yi ñu mel ne que ñoom El Hadj Diouf tey jii ñoom Sadio Mané ñu mel ne que ñoom Khalifa Diouf di sportif nekk fi champion d'Afrique parce que ci loolu ba ci Louis Mbarick Fall Batlenski yaa ngi koy dégg mu nekk le premier africain champion du monde des Mbarick Fall en 1900 loolu yi ma lay wax ni c'était santul Fall la sant mi ngi tudd Mbarick Fall waaw Mbarick Fall tubaab yi ñoo ko wax Batlenski mu dem ba loolu li mu fi defoon des ba léegi ñu naan le premier africain champion du monde des mi-lourds Sénégal yàgg na wane ni réew mu barkeel la ay ñooñu ñëpp nag tey jii seen ay sët a ngi fi di jéem def li nga xam ni moom la fi maam yi bàyyi woon moo tax ma am yaakaar trop ci réew mi parce que diine jaa ngi fi uuf ñu mag ñi ay royukaay lañu ñu ngi wane seen bopp ci loo xam ne bëgg nañ leen fa fekk ba héritage bi ñu bàyyeel bañ a kasara. am na solo trop papa 4 avril nekk fête de l'indépendance. moom sport national boo xamante ne nii àdduna ku ci nekk rek am nga sport national. wax nga dëkk bu nekk mais ñun am nañu suñu bosu bopp boo xamante ne jéggaani wuñu ko fenn ñun ñoo ko moom. muy làmb. mu nekk cosaan boo xamante ne nii man damay wax à chaque fois ma ne làmb ñaari ministre la waroon am ministre des sports ak ministre de la culture parce que sport la boo xamante ne dafa am culture. ba noppi sport nekk ci biir. mu am ñaari xale yoo xamante ne ni bëri woon nañu ñaari yoon bi moo nekk acte 3 bi muy Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène. xam nga ñaari xale yooyu. waaw xam naa leen maa ngi leen di seetaan ñoom ñaar ñëpp di ndaanaan Eumeu Sène Lac de Guiers ñu jox làmb ji beneen dimension tey jii
bokk nañu ci mbër yi tax nit ñi sopp làmb. Dana nekk combat bu rëy parce que Eumeu Sène kanam la xam dem mën na dem kanam. Eumeu Sène ku bëgg dem kanam la te mën na dem kanam, dafa équilibré, mën na bëre mën na xeex. Eumeu Sène mën na bëre mën na xeex, jekk na ci arène. Lac de Guiers bëre na fi moo du bëre bu nga xam ne nit ñi dañ ko ci mere, mais je dis non. xam nga lu ñu ko meree woon ni day défendre rek, non, ni Lac de Guiers day défendre, mais mën défendre attitude la. ki ko bëgg daan naka fekk ci li muy défendre daan ko, parce que mooy qualité première autant ci sport collectif que individuel, mën défendre d'abord te bala ngay mën a attaquer mën défendre ba pare. donc Lac de Guiers défenseur bu rëy la, ku jafe daan la, ku jafe jàpp la. Lac de Guiers mën na sax nga jàpp ko mu génne la tellement dafa mën défendre, mën nga ko jàpp mu génne la ba pare dafa gaaw équilibré. Lac de Guiers soo ko xoolee tuutiwul réyul li nga bëgg gis ci moom di nga ko gis ci moom, moo tax dana nekk combat bu neex a neex boobu combat. Le pronostic est interdit, kenn mënul wax kii moom lii wala kii am na lii ci combat bi, kenn mënu ko wax. li feeñ ci combat bi ba jëmee ñu ci victoire kii wala nulu kii yëpp foofu lay feeñee ci saa si foofu lay feeñee. parce que xam nga sport yëpp léeg-léeg dañuy progresser ci benn waar, xam nga ni muy dooree mais xamoo la ca biir. te xam nga làmb terme dañ ko bar ba tuddee ko làmb, waa ji nee na nga léeg-léeg nga daj léeg-léeg doo daj, da ngay làmb rek. kenn xamu ko, kenn xamul déedéet, da ngay làmb rek. léeg-léeg nga daj léeg-léeg doo daj, ça dépend d'un petit détail. nit daanu na ba tàyyi ci petit détail, nit daan na ba tàyyi ci petit détail te détail boobu indaale wu ko moom. li tax mu daan indaale wu ko dafa dajeek moom ci biir combat bi. waa ji li tax mu daanu indaale wu ko dafa dajeek moom ci biir combat bi. xamuloo li ci xew. ce qui est sûr moo di c'est deux très grands champions yu tax ñu mën ci yaakaar combat bu incertain. kii mën na attaquer trop Eumeu Sène, Lac de Guiers mën na défendre trop. loolu mooy neexal match bi ku ci nekk ci li nga mën boo ci exceller mën na am sa ndam génne foofu. kon su ma la déggee bu baax a baax joxewuloo favori mais ñoom ñaar ñëpp 50-50. waaw gis nga moom laa wax ni favori du ci am. man xaw ma ko tëgg boobu combat mais dafa. Gaston Mbengue. dafa mel ni dafa leen natt ba pare. amul fenn fu buntu ubbeekoo ca début ba moo tax bootuwul foog ñu xeex bu yàgg parce que léeg-léeg xeex bi du xeex pour xeex la pour buntu ubbeeku. léeg-léeg daa gis ci te sax ci xeex bi léeg-léeg parce que xam nga kawoo du dara lu dul siddit boo laal waa ji nelaw 2 minutes day am sax ci football. léeg-léeg bal dal waa ji mu kawoo 2 minutes parce que bal bi daf ko dal fu nga xam ni dafa fekk muy noyyi wala mu dal ci siddit bu nga xam ni bopp bi ni ci deret ji war a circuler ñëwatul mu daal di nelaw 2 minutes. benn boxeur nee na kawoo cerveau bi mooy génn lalam parce que dafa waaw sa yóor mooy génn lalam buñ la fa dóoree sa yóor mooy génn lalam te bu génnee day dellu si bu dee dellu si nag ci ngay commencé yeew léeg-léeg bu dellu see sax daal laaj ci lu xew parce que booba temps yëgatoo dara. moom laa wax ni waa ji li tax mu daan dafa dajeek moom ci biir combat bi li tax ñu daan ko dafa dajeek moom ci biir combat bi li koy indi nag mooy làmbaatu te léeg-léeg bunt bi moo di xeex ba buntu feeñ xeex ba nga sentir ni waa ji gaañu na xeex ba nga sentir ni waa ji faible na léeg-léeg sax ci xeex bi daa gis koo xamee ni dafa bëgg song benn yoon pour gàttal xeex bi daa gis mbër bu ñu dóor ba mu sóobu song parce que dóor yee metti du ko arrangé mais léeg-léeg dana ni sóobu lu ma am jël moo ma gënal mu dominer ma ci dóor moo tax c'est incertain. combat la bu rëy Eumeu Sène Lac de Guiers. Eumeu attaquant la Lac de Guiers défenseur la ku ci nekk ci li nga mën boo ci wanee sa bopp mën naa am nga dajeeg sa wërsëg. est-ce que Papa Laye yow am na mbër ci làmb ji wala sa mbër bàyyi na. waaw am naa mbër. kan mooy sa mbër. Yékini. Yaxya Basso. Yaxya Diop Yékini mooy. très grand champion. waaw Yaxya Diop Yékini mooy sama mbër. waaw dama ko soppoon ci yaram
ci teeyam léeg-léeg damay ni ma concevoir nekk ci mbooloo dama koy gis ci moom ni ma bëggee nit parce que savoir-être dafa am importance li ma tuddee savoir-être moo di taxawaay bu jekk wax ju jub wax ba pare kenn jàppul waaw moom laa wax ni Yaxya Diop Yékini bi ma koy sopp li ma gis ci moom ba sopp ko du mbër mi nit ki la li ma gis ci moom ba sopp ko du mbër mi mais nit ki moom laa wax ni le savoir-être de Yaxya Diop Yékini moo ma neex ci yaram ci teeyam xam nga yooyu dafa di caabi yaru teey dafa di caabi waaw dana ubbi bunt yu bare di nga dugg ci xol yu bare ci sa savoir-être moo tax ma ni Yaxya Diop Yékini li ma sopp ci moom moo di nit ki avant mbër mi. comme ni nga ko waxee rek parce que nee nañu nit dinañu ko boole ak alalam toroxal ko nit dinañu ko boole ak darajaam toroxal ko nit dinañu ko boole ak dignité toroxal ko waaye nit kenn du ko boole ak yaram toroxal ko kon gis nga ci Yékini yar gis nga ci Yékini teggin mais gis nga ci moom itam grandeur mu nekkoon koo xamante ne ni champion la mais Yaxya itamit dañu lay ñaan le 4 avril nga ñëw ci làmb ji parce que nag làmb namm na la nga ñëw taaral bés bi papa gëj nga ci làmb de waaw gëj naa ci làmb parce que dafay fekk ni léeg-léeg bis bu làmb amee di faral di toog ci télévision bi moo ma gënal di toog ci télévision bi parce que léeg-léeg dama naan chaque fois gis nga ñi toog ci télévision bi daañu gis loo xam ne ñi ca làmb ja gisuñ ko waaw télévision bi gën ma noppal mës naa jóge Kaolack ñëw Dakar fi kenn booba maa ngi Kaolack tombé fekk benn combat bu neex Birahim Ndiaye ak waa ji tey te nekkoon entraîneur olympique yi. Ambroise Birahim Ndiaye Ambroise Sarr fii la woon Demba Diop ma ñëw Dakar a ngi sedd maa ngi seetaane combat boobu découverte ca naaj wa di siñaarlu waaw climat ba ma bàyyi Kaolack maa ngi ko fekk ca découverte Demba Diop seetaan ko fa combat bu neex dañu bëre xeex pendant 30 minutes ba ñu teqale leen mu nul mu leen mujj teqale ñëpp tout le monde était satisfait parce que bëri nañu xeex nañu gis naa fi ay Mbaye Guèye seetaan naa fi Mbaye Guèye seetaan naa fi Double Less seetaan naa fi Robert seetaan naa fi Pape Kane dem naa làmb ja il m'arrivé ma dem làmb ja mais xam nga lu mu fa doon yóbbu du woon combat yi li may gis ci làmb ja loolu di niroog théâtre naturel défilé de mode culture bi waaw défilé léeg-léeg mu niru défilé de mode sañse yu rafet yi léeg-léeg mu niru li nga wax culture ndaanaan yi ci piste bi di way tëgg beek way bi loolu moo dàq combat bi tuusi moo dàq déggoon li ma la wax tous du ma ko yëg man loolu du ma ko yëg parce que xaw ma ko tous bi vraiment il faut être peut-être un professionnel ci wàllu woowu ku yàgg ci làmb pour mën yëg tëggu tous du ma ko yëg j'avoue que du ma ko yëg mais li may gis mbër yi di préparé wu et tout parce que fa ma dëkk Saint-Louis amoon nañu mbër mu daan solo suñu quartier ñu koy wax Abdou Njëmb Guèye soo laajee man ci daañu la ko wax boobu tam mbër yi duñ dugg oto mbër yi daaw ñu dugg oto de mbër mi day génne fii jëm Léopold Senghor dafay dox sabar yi topp ko ak population yi nit ñi topp ko du dugg oto day génn fii comme léegi mu jógee Gueule Tapée jëm Iba Mar dafay dox sabar yi topp ko supporters yi topp ko mu nekk lu rafet waaw loolu moo dàq bëre bi moom laa wax ni li may seetaan ci làmb ji yëpp moo di léeg-léeg day nuru théâtre léeg-léeg day nuru défilé de mode nga am way yu neex yi ci biti tëgg bu neex bi ci biti loolu moo dàq combat bi. loolu moo dàq combat yi kon mbokk yi ñu jox leen rendez-vous le 4 avril incha allahu rabbi ci arène nationale diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène Diène Diouf Kaïré ak Mouranta dina ñaanal jàmm ak salaam. jërëjëf Oumar. suñu borom gën la fi bàyyi wéral jaram bi bu baax a baax. jërëjëf Oumar mais kattanal la ba lépp loo bëgg rek. yow ñaari nit nga de man defoon naa ni caméraman kese nga mais yow ndekete ñaari nit nga caméraman nga ak animateur. Amina moo forme. kon day fi école Amina bi école Amina bi day war na ko ubbi am ñu ñëw inscrire ci école bi baax na de. am na solo torop mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje
ba beneen yoon incha allahu rabbi ñu gën a waxtaanee lépp loo xamante ni ci wàllu sport la wala ci wàllu culture ak ku mën a doon jaa ngeen jëf.